imam ñu jéem a jàll rek ci beneen point ndax li ñu cëraloon ci waxtu pratiquement jeex na dañuy aborder benn dernier point muy mbirum Cheikh Omar Diagne mi nga xam ne jamono ji dañ ko tëj kaso gannaaw coow bu amoon digganteem ak maître Djibril War ci lu jëm ci wàllu PCA emprisonnement bi daf mel daf la metti de ah oui metti na ma xam nga li tax mu metti ma mooy damaa xam ki ñu jàpp kan la xam li mu doon xeex lan la xam li ko réew mi jaraloon kooku il faut mu metti ma moo tax bi coow li amee rek man damaa def yëfi jullit li ma yontu saay salaam sant rek laa def mooy unsur axaaka zaliman aw mazluman yontu bi nee na sa mbokk bu tooñee na nga ko dimbali ak buñ ko tooñee ni nga koy dimbale mooy soutenir ko ba mu génn ci jafe-jafe yi su génnee nag jafe-jafe yi li nga d'accordul ak moom nga woo toog ak moom ci ruq ni ko li d'accorduma ci ak yow moo tax man bi affaire bi amee rek damaa génn def benn déclaration ñaan président de la république ñaan ko ni ko ñu ngi lay ñaan ngeen doxal ci yërmande parce que yërmande gi boo gisee ñu koy ñaan ñaanuñu ko pour ragal ko wala dara mais dañoo jàpp ni moom lu mu bëgg a seddal mu sedd lu mu bëgg a tàngalit mu tàng loolu mooy réalité Sénégal ci ko xam laa waxuma nag yambar mu xamul ci li may wax dara di commentaire mais réew mi ko xam ni mu demee ak ni mu tëddee xam ni Macky Sall lu mu bëgg a seddal mu sedd lu mu bëgg a tàngal mu tàng moo tax man tudd ma sax Djibril War dama ko ñaan moom direct waaye gis naa ni loolu amagul léegi nag réew mi ci état de droit lañ nekk ku nekk am na lu la droit may am na lu la droit xañ tamit Cheikh Omar Diagne droit moo ko may mu jóg taxaw ni dafa gis ab agenda LGBT bu ñu bëgg a imposer peuple mu jóg taxaw di ko xeex mu jaral ko lu nekk mu jël tempsam ak énergie bi yëpp di ko ci def te ku gore te sérieux tey wax ngir yàlla xam nga ni sonn na ci sénégalais yi bu ñu mënee xam ay agenda LGBT ak affaire franc-maçon Cheikh Omar liggéey na ci liggéey bu am solo kon loolu ñu ngi ko ciy rendre hommage moom Cheikh Omar Diagne di ko wax ni kaso nag kaso moom képp ku nekk ci yenn combat yi war nga koo sóoraale mentalement te man xam naa ni Cheikh Omar ku ko sóoraale woon la parce que ba ci njabootam waajal na leen ci parce que réew mi dañ fee am référence bu ñuy wax Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul Serigne Touba dundam yëpp ci résidence surveillée la ko def ñu teel ko jël jaay ko doole exilé ko mu ñëw ñu def ko résidence surveillée génne ko ci njabootam ba mu ca génnee metti woon na waaye ku ne xam na ne am na ca ndam moo tax sëñ Moussa Ka di wax naan natt mooy kerkeraanu awliyaaw ku weddi laajal xayrul ambiyaaw noonu yaa ko génne mu dem ba najaraan ñu di ko sànni doj te naan day jabaraan loolu sëñ Moussa Ka ko wax maanaam nattu du dara ci jullit kon Cheikh Omar li ko dal nattu la waaye nattu bi nag boo xam ne dafa ànd ak loxo bu nekk ci suuf parce que Djibril War lépp lum fu mu dëgg ba jàpp Cheikh Omar tëj ko ci kaso bi ñun kilifa diine yi ak imaam yi mënoon nañ cee dëgg bu doon réew mi dafa am droit ba dugal ko ci kaso bi parce que moom lim tuumaal Cheikh Omar nee na Cheikh Omar daf koo saaga public injure publique la tuumaal Djibril War def na lu gën a garaaw lool taxaw na daal ni ci biir assemblée bi ni sëriñ daara yi ak certains imaam yi ñoom ñooy jàngale mbirum góor jigéen wax na ko pourtant ñun dégg nañ wax ji lire nañ ko ci journaux yi mais dañ ko fënatal parce que dañoo xam ne loolu muy wax sénégalais yi joxuñu ko benn considération ñun nag tolérance boobu ñu am ba bàyyi noonu mu jàll moom waroon naa am tolérance bu tol noonu ba xam ni kii xëy na loo mën a wax du sama ennemi dañoo bokkul ay point de vue ci benn affaire yaa ngi dégg kon pour wax la rek ni la réew mi gis nga réew mi dafa xat moo tax man li ma ci gën di ñaan mooy ñu doxal ci tolérance du tere nag ñun li ñu loi may yoon may ñu ko dinañ ko def mooy def benn sitting boo xam ni ñu ngi ciy woo Sénégalais yëpp moo tax man ci conférence de presse bi ma dem jël samay responsabilité wax en tant que imam mais en tant que citoyen sénégalais mais en tant que koo xam ni soppe Cheikh Omar Diagne la ma xam combat xamoon ay waajuram xam nga Cheikh Omar Diagne waajuram dafa bokkoon ci ñuy doon Zawiya Seydi Hadji Malick bii nekk ci Dakar ñu ko sanc dafa bokkoon ci ñi yoroon entretien bi di ko taxawu nekkoon taalibe Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh kon man maag papaam ñoo bokk sëriñ
kon Cheikh Omar la ñu boole ba pare ñu bokk xadara Cheikhu Tidiane waaye ñu bokk réew mi bokk combat moo wax ni Cheikh Omar lii muy xeex moom la Serigne Touba doon xeex moom la Alaaji Malick doon xeex moom la Cheikh Saad bu doon xeex mooy fexe ba ay valeur des ci réew mi kon marche pacifique bi ñuy def pacifique je pèse bien mes mots parce que ci réewum diabolisation ak wax lu dul dëgg ci lañ nekk man lu may wax dama koy peser marche pacifique la ñuy ñaan pour def ko place de l'Obélisque mu nekk sitting boo xam ne dañuy demander la libération de Cheikh Omar Diagne. collectif pour la libération de Cheikh Omar Diagne. waaw activistes yi ñëpp a ngi ci woon maa ngi ciy woo parti politique yëpp ak société civile bi ak képp ku gëm démocratie gëm ni contre pouvoir dafa war a des ci réew mi di ci lancer un appel solennel sama mbokk yi nga xam ne jàpp naa ni maa ngi ñoom ñoo bokk réew mi te ñu bëgg leen a dugal ci loo xam ni jàpp naa ni manipulation la te waruñu koo nangu parce que manipulation mooy bëgg gëmloo réew mi ni Cheikh Omar Diagne dafa am problème ak tarixa yi déedéet Cheikh Omar Diagne amul problème ak benn tarixa te dinaa ko leeral te même bu fekkoon ni dafa def naka sulul noonu jëme ko ci lenn ci njabootu tarixa yi ñun tasawuf dafa am lu ñu jàngal te loolu Serigne Touba Xaadimu Rasul moo ñu ko jàngal parce que Serigne Touba léppam njàngalem yonent bi la moom day leeral rek li yonent bi wax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul coono yi ko tubaab yi teg yëpp ak natt yi ñu ko teg ak ni ñu acharné woo ci kawam moom Serigne Touba bi mu wàccee ci réew mi li mu njëkk a wax mooy afawtu anil aada i turran jéggal naa samay noonu yaa ngi dégg kon Serigne Touba moo jàngale tolérance ak baale yaa ngi dégg te bu ko neexoon taal jihaad wax na ko kaarat ilal jihaadi bil armaahi baytam boobu bu ko neexoon taal ko parce que amoon na moyens waaye dafa ne baale naa kon ku njabootoo ci Serigne Touba yow da nga war a am tolérance te réew mi ñi fi nekk ñëpp njabootu Serigne Touba lañ kon bu ñu kenn dugal ci xeex boobu Cheikh Omar tey jàpp naa ni ñëpp ñoo war a taxaw soutenir ko pour génne ko fee mu nekk mu continuer yoonam parce que Cheikh Omar fee mu nekk du place am d'accord yaa ngi dégg di lancer un appel ci parti politique yi wax ni nit ñuy taxawu Ousmane Sonko bu nekkee ci ay jafe-jafe di taxawu Barthélémy Dias bu nekkee ci ay jafe-jafe Macky Sall mii bu nekkoon ci ay jafe-jafe ñu war koo taxaw noonu la ñu war a taxawoo tey Cheikh Omar Diagne kon combat bi du combat wu activiste yi opposition bi dañ cee war a ñëw taxaw ñu def marche bu pacifique wax ni Macky Sall ni ko réew mi kenn warul di jël justice di ci sukkandiku di ci neutraliser ay nit parce que da nga ragal seen idéologie d'accord Cheikh Omar li ñu ko ragalee mooy bëgguñu mu dugg ensemble parce que bu duggee ensemble day déranger xam na li muy wax maîtriser na ko loolu nag réew mi waruñu ko nangu parce que buñ paree ci Cheikh Omar ci ànd sàmm jikko yi lañ jëm buñ paree ci ànd sàmm jikko yi ci man mii lañ jëm kon contre pouvoir bi dañoo war a fexe ba mu des fi loolu nag laay wootee ak responsabilité te di ci rafet njort ni Sénégal yëpp dinañ wuyu ci bu leen déglu ñi nga xam ne dañoo bëgg a ruubee débat bi am na ñoo xam nguur gee leen di yabal ñu bëgg a toj bopp ñenn ñi naan non Cheikh Omar dafa contre Serigne Touba loolu ñi koy wax ñu ci bari APR lañ bokk mais murit pire bu xam li Serigne Touba bind xam fi Serigne Touba jaar di nga am tolérance d'accord moo tax am na kilifa gu mag bu ma woo maa ngi profité di ko nuyu bëgguma tudd turam mun ma imaam man de taalibe Serigne Touba la waaye ba ma yéegee ni Cheikh Omar ci kaso bi ba tey heure bu ma dogee dinaa toog defal ko ab dog te ko kilifa la ci yoonu murit kon nañ bàyyi caaxaan yooyu yaa ngi dégg nañ dem sut Baara Ndiaye dafa def geste bu noble Cheikh Baara ku ne xam na ne am na problème ak Cheikh Omar Diagne waaye dani Cheikh Omar maa ngi moom suñ problème personnel la ba ma ko waree attaqué naa ko ba ma ko wanee ni d'accord ma ak yow d'accord ma ak moom waaye bu ma gisee ñu teg ko injustice damay jóg jàppale ko parce que injustice même buñ ko tegee sa noonu da ngaa war a jóg taxaw loolu yonent bi moo ko jàngale xelful fu duul ñi jàng taarix xam nañ ko yonent saa sallam xare la boo xam ne dafa amoon mooy guerre yi amoon lu jiitu l'islam yonent bi nee na dama cee participer parce que injustice laa doon xeex mu ni même bi ma nekkee yonent tey nekk Médine su fekkoon ne xelful fu duul amaat na dama ciy participer kon injustice boo koy xeex doo caagin xool kii chrétien la wala kii juif la wala kii ñoo bokk pas-pas wala bokkuñu pas-pas le fait que ñu teg ko nit rek da ngaa war a jóg taxaw d'accord moo tax kon na ñëpp ñëw ñu soutenir ko def ko pacifique di ñaan nguur gi tamit ñu bañ cee dugal ay lëndëmal di jéem a bloqué marché bi parce que buñ ko bloqué amuñu chance xam nga lu tax ñun am nañ plan B
plan A bi mooy marche pacifique yem foofu parce que ñun duñu ëppal ci dara plan B bi bu dee dañoo interdit marche bi plan B bi mooy dinañ mobiliser wu fas yéene battre campagne wër réew mi yëpp xamal ni góor jigéen ñi ñoo arrêté Cheikh Omar Diagne te loolu ki ciy perte kenn rek la mooy résumé bi. d'accord sànq wax nga si moom la ñuy jeexalee nee nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu jàngal ni bu seen mbokk nekkee ci dëgg wala ñu tooñ ko da ngeen koy jàppale taxawu ko wax nga ne di nga ko taxaw ba mu génn ci li mu nekk si jafe-jafe yi waaye boo ko doon wax ci lan nga d'accordul ak moom lan lay bari na maam nit mënoo d'accord ak moom ci lépp lan lay man tey li ma d'accordul mooy réew mu mel ni Sénégal boo xamee sociologie réew mi maanaam dafa am ñoo xam ni réew mi dañ leen a dafa am fu ñu leen teg dafa am dayoo bu ñu leen jox ñooñu même boo d'accordul ak ñoom dafa am façon boo koy waxee yaa ngi dégg loolu mooy di tirer ci ay front yu bari kuy liggéey du ko def parce que daawa tamit dafa am uslub ñi jàng charia xam nañ li may wax daawa dafa am méthode am stratégie même yu bari boo ko gisee nga jàppoon d'accordoo ci du caagin da ngay dénoncer rek bu dee confrérie yi ñuy wax ñun ñëpp ay doomu confrérie lañ bari na luñ ci dugal loo xam ne bokku ci ay nit a ko ci dugal waaye est-ce que loolu ñu ci dugal majorité bi lépp moom la ñuy def kon doo généraliser tey boo taxawee ni tijaan yi yëpp kat dañuy tëgg du tijaan yëpp ay tëgg am na ñenn ci tijaan yi yoo xam ni yor nañu sama di tëgg yaa ngi dégg waaye majorité bi defuñu ko loolu dafay nit daf ko war a xàmmee mais boo xamee yoonu murit jàng Serigne Touba jàngaleem nga fréquenté leen parce que man ñi may fréquenté ñi ci ëpp ay murit lañ c'est mes meilleurs amis c'est des murit loolu la yàlla dogal maa ngi ci profité di nuyu sama frère sama xarit sëñ Cheikh Thioro Mbacké yaa ngi dégg Serigne Abdou Mbacké yaa ngi dégg man mes meilleurs amis c'est des murit ay taalibi Serigne Touba la ñenn ñi njabootam lañ ñu jàngandoo kokki ma xam leen Serigne Touba képp ku koo gis mu koy contre xamu ko yaa ngi dégg nit nag mën naa mbubboo Serigne Touba di def li ko neex nit ki noonu nit mën naa mbubboo Alaaji Maalik di def li ko neex nit mën naa mbubboo Baay Laay di def li ko neex kooku yow la engagé mais engagé wul Serigne Touba engagé wul Alaaji Maalik engagé wul Baay Ñas il faut ñu xàmme loolu nag dafa bokk ci daawa booy daawa boo amee nit problème attaqué nit ki man tey am na fi koo xam ne bu ñu amee problème damaa taxaw attaqué ko direct mais du ma attaqué confrérie bi boo ko defee juum parce que tey ci biir confrérie bi yaa ngi ñoom majorité bi wala ñëpp yaa ngi ñoom yéen a bokk xeex tey jii ku mel ni sëñ Mountakha tey ni mu taxawoo réew mi nar a dem ci kaaw Sénégal yëpp ñàkk espoir mu jóg daan ni loolu ngeen yëkkati teg leen ko ci suuf loolu réew mi yëpp la ko defal loolu képp kuy gor di julli da nga ciy kontaan yaa ngi dégg ni mu jëlee xaalisam di ko jox ñi faatu bu ko neexoon du ko def yaa ngi dégg amul budget mais loolu kuy gor da nga ciy kontaan kon ku taxaw bëgg a généraliser ñëpp mooy yeewoo waaye Cheikh Omar encore une fois musuma dégg man ku ko dégg na ma ko wax mu wax tudd Serigne Touba teg ci baat bu ñagas musuma koo dégg kim joteel nag kim jotee xëy na mën naa am nag ay benn yu nekk ci biir ay benn ñum joteel ñooñu tamit jël wax ji bëgg koo laxasa mais gannaaw ay jàmm man dugguma ci problème parce que ku bëgg a def médiation doo dugg ci problème d'accord man damaa rafet njort ni li ëpp ci yoonu murit dañ may déglu te it nag Sëñ Tuubaa kenn gënu ma koo bëgg waxuma pour lu neex kenn man taalibi Cheikhu Tidiane laa Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh mooy sama sëriñ Cheikhu Tidiane laa jël werdam mais man damaa bëgg Serigne Touba parce que damaa xam li Serigne Touba doon xeex lan la damaa xam lan moo doon idéologie xam lan mooy combat Serigne Touba it képp ku bëgg lu baax nga xam ni njabootam nga an akuna shafi'an lil qawmi la wax kenn génnu ci d'accord dama dem pour sauver sama peuple kon débat yooyu buñ nangu gars yi di ñu ci suruxal quoi ñu ni neen ay jullit ñu nekk di mbëkkante ñun ak chrétiens yi sax dañoo war a am jàmm ñun ak juifs yi ñu am jàmm ñun benn ennemi rek lañ am tey mooy góor jigéen ñi chetttt mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag
dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.